juróom-ñaari waxtu toftal fanweeri simili ci télévision Futurs Médias dal leen ak jàmm ci xibaaru marax yi dina bokk ci li ñuy waxtaane tey benn accident diwaanu Gandiol benn nit ñàkk ci bakkanam juróom benn nit gaañu ci ay gaañu yu metti jamono ji nag yóbbu nañ leen hôpital régional foofee ca Saint-Louis ñu ne benn camion rek moo dalanteeg benn taxi loole nag meeru gox ba di sàkku ci kilifa yi ñu tabaxal leen fa ay doodaan bu ko defee rek waaye dawalkat yi di mën a wàññi vitesse bi ci biir xibaar yi dañuy wax ci xeetu faatu yi ñu nemmeeku fan yi ñi nga xam ne rek dañuy taal seen bopp loolu nag ay attangi li ci gën a yees di Cheikh Diop rédaction télévision Futurs Médias samp laaj bi jox kàddu gi ab sociologue mu saytu li nga xam ne mooy faral di waral li ni mel ak avocat bi nga xamante ne tamit dina addu ci lépp lu aju ci wàllu erreur médicale ci jamono jooju nag ca diwaanu Diamniadio ñu ngi amal forum international de Dakar mu aju ci wàllu paix ak kaaraange ci loole nag njiitu réew mi moo daloo li nga xamante ne rek mooy xew-xewu tey bi ci teewaayu kilifa yu mag yu bàyyi ko fu bëri ci àdduna bi ci loole nag ñu fas yéene wax ci lépp lu aju ci cybercriminalité wax tamit ci jafe-jafe yi nga xam ne moo xew jamono ji ca diwaanu Mali ci teewaayu ay militaires yu takku terewul ba jamono ji nag jafe-jafe yaa ngi fay wey dinañ wax ci wàllu tàggat yaram championnat national de football dinañ dem ca diwaanu Ndar Géej ak Tëngéej ak fii ci Ndakaaru wax ci première journée bi di njeexital ba nag dinañ wax ci wàllu làmb ak ministre des sports Matar Ba adduwaat ci li nga xam ne mooy CNG mu xam la ne rek ña fay nekk moo leen fay teg te ku nekk nag dina ko wax nga féete fi nga sa boor ci loolu nag muy sàkku ci mbër yi ñu wéy di bëre ñi nga xam ne ñooy amal combat yi di organiser bu ko defee rek jàmm ne ñooy mbokk yi looloy ponk yi boo leen taxeeloo tuuti ñu faram fàcce. asalaamaaleykum mbokk yi ñu door rek ak xibaar bu tiis bi ca diwaanu Gandiol ab taxi nag moo fa dalanteeg benn camion ba benn nit ñàkk ci bakkanam ay nit juróom-benn nit am ci ay gaañu yu metti loolu nag ki nga xam ne rek mooy meeru Gandiol sukkandiku ci li ne mel di sàkku rek ci kilifa yi ñu amal foofee ay doodaan bu ko defee lépp lu aju ci vitesse yi ñu fay nemmeeku ñu mën ko wàññi seen maire ñu teewlu ay kàddoom rek ci micro Ousseynou Diop. kenn moo ci gaañu ku jigéen ku tudd Aïssata Dia moo ci gaañu benn jigéen la mais ñeneen ñi juróom benn lañu mais vraiment gaañ yu métti la mais incha allah daañu ci taxaw ba yàlla may leen jàmm lépp luñ ci mën ci docteur yi daañu waxtaan ak ñoom. li ci jëkk d'abord maa ngi masawu famille bi nga xam ne bi ñoo am accident bi. kon def naa ne lu métti la ñu ngi koy métti la bu baax a baax. mais di appel rek ci autorités yi ñi nga xam ne mooy gendarmerie ñoom itam nañu weeye ak police nañu weeye ci oto yi nga xam ne yi dañuy surchargé ak oto yi nga xam ne yi dañu nekkuñu en bon état ñoo xam ne yi di yëpp ay yoo xam ne yi c'est trop loolu itam war nañ ci wax nañ cee gëstu bu baax a baax te di def aussi un appel ak autorités yi nañ ci jàpp bu baax a baax surtout waa Ajarut nañu xool pom bi nga xam ne bii mooy pom buntu baat virage la boo xam ne bii virage bu garaaw la virage bu dangereux la. Tuggupul moom itam ci école bi xale yi ñoo fay jàng ay xale yu ndaw ñooy traversé toujours ñoo fay traversé foofu itam war na am duudaan loolu itam maa ngi lancé sama appel ci loolu ñu jàpp leen ci loolu. dañuy dem ba ca diwaanu Ndiassane wax ci dëddu àdduna ki nga xam ne rek mooy xalif généralu Ndiassane di Cheikh bu Mamadou Kounta démb nag ci guddi lañ ko jébal borom ci teewaayu kilifa yu mag fii ci réew mi ci loole rek la ñenn ñi di sukkandiku ngir indiwaat ay seede wax ci ki nga xamante ne rek moo taxawal diine l'islam ba mu fiy jógee Cheikh Anta Diop teewoon na fa andi ci ak say laatir. waaw dinañ ci ñëwaat ci élément boobu ci kanam ñu dem rek wax ci li nga xamante ne muy ñiy taal seen bopp ba di ci faatu loole nag ñu gis ne lu yees la ay attangi ñu koy faral di gis ci réew mi ba tax tey ñu jox kàddu gi rek li nga xamante ne mooy maître Ahmadou Bamba Ndiaye kooke nag wax ci lan mooy erreur médicale ñu jàpp na rek kii di Cheikh Diop moom bokk na ci li taxoon muy sàkku ci kilifa yi rek ñu indil ko ndàmpaay ñu teewlu ay kàddoom ci micro Fatima Touré. erreur médicale ci boppam bala nga koy mën a établir dafa am fu ñuy jaar parce que il faut ñu xam ndax moom li ko dal ndax ka ko def ba mu ko koy def defe woo ko nu mu ko war a defe wala defe na ko nu mu ko war a defe
te loolu bi muy dund waroon nañ ko mën a def ndax waroon nañu mën a wut benn expert boo xam ne bii benn docteur la boo xam ne bii am na xam-xam mun ko xool mën a analyser documents médicaux yi lañ ko defal ak amputation bi la ko indi mu desale ko ci benn rapport boo xam ne bii bu ñu ko jébalee procureur dina ko mën a xool ndax lii kat erreur médicale la. parce que erreur médicale bés bu ñu demee bañ ne lii erreur médicale la maanaam docteur bi li mu def defewu ko ni mu ko war a defee ba tax malade bi ki ñëw di faju jële ci leneen loo xam ne lii indiwu ko woon wala jële ci loo xam ne lii vraiment da koy gaañ bu boobaa code pénal may na procureur pour mu poursuivre médecin boobu nga xam ne bii def na erreur. ñu desandeek mbir moomee nga xam ne rek dañuy faral di jël loo xam ne day tàkk tuuroo ko taal seen bopp ñi ci bëri di ci jële ay gaañu waaye ñu ci bëri nag dañ ci faatu loole nag ana lan moo ko waral jàngat bi ñu ba ak ki nga xamante ne rek sociologue la Jibi Jaxate taseeg suñuy reporter Maymuna Njaay àndi ci ak Jaafara Ba. dem ba janook palais de la république daat fay taal sa bopp lool nga xam ni ñëpp ñu ngi koy waxtaanee fi mu toll nii lan moo tax ñu taamu palais de la république ngir amal fa bi la jëf sociologue bi nii la ko gisee. yu ci bëri mooy nit ki dafa am lu mu bëgg loo xam ni sottiwul nit ki dafay dund loo xam ni dafa metti te nag nit ki dina ko wax li ko metti noonu dina ko wax ci kàddu wala mu wax ko ci jëf mu def ay façon yi nga xam ni xëy na nit ñi ñoo dul mën a xam jëf yi muy jëf lan la il faut mu dem wane ni moom li muy dund nii metti na te loolu bu koy wane dafay bëgg nit ñi gis ko dafay bëgg nit ñi xam ko bu ko defee kon day tàmm foo xam ni bu ko fa defee ñëpp dinañ ko yëg ñëpp dinañ ko gis bu ko defee foofu dafay mel ni palais. am ay jafe-jafe yu tar ci wàllu koom ñu ne mën na koo indi. nit ki lu metti lay dund ba pare jamono jooju dafa mel ni li nga xam ne moom moo fi nekkoon pour di jàppalante ku am ay jafe-jafe nit ñi gunge la jàppale la ci sutura dafa mel ni yooyu léegi amatul dañu ni bopp sa bopp rek ku nekk di demal sa bopp am ñoo xam ne ñu ngi dund lu méttee métti loo xam ne mënuñu koo wax kenn mënuñu koo jooytu fenn yenn saa yi ñu dem bay ci situation yu doy waar yooyu muy dem bay xaru. buñ ci teelu la jug mën na dem ba nga xam ni doomu aadama bi dafay mel ni dañ koo beddi. ñooñu ni koy def ñëpp jafe-jafe ci mbirum koom moom moo leen ci dugal waaw jafe-jafe ci mbirum koom ci société boo xam ni léegi dañoo jël alal jiital ko bu ko defee nit ki bu yorul day mel ni tekkiwul day mel ni kenn du ko jox benn cër day mel ni bant moom danaan kon man dee naa te deewaguma bu ko defee kooku day mel ni xaru bi sax day mel ni lu koy libéré. taal sa bopp ci kanamu palais de la république bi la jëf mu mel ni fi mu toll nii xam nañu li ko mën a indi léegi nag ñuy xaar ndax nguur gi dina ko dakkal comme ni sociologue bi gisee. Maymuna Njaay niñ ko waxee woon léegi dañu delluwaat ba ca diwaanu Njaasaan foofee nag ñëw xaat ci li nga xamante ne rek muy dudub àdduna xalif général ba di maam Cheikh bu Mamadou Kunta kooke nag démb si guddi lañ ko jébal borom ci teewaayu kilifa yu bëri yu bàyyikoon fu nekk ci réew mi ñoo ñëpp yëkkatiwaat kàddu di rafetlu liggéey bu mucc ayib bi nga xamante ne rek nitu yàlla bi jotoon na ko def Cheikh Anta Diop andi ceeg say laatir. aju guddi fii ci Njaasaan la njaboot gi am di jàmm ñoom ñëpp it takku ànd gunge ki nga xamante ne moom mooy maam Mamadou Kunta di xalif général bu Njaasaan bi nga xamante ne dafa génn àdduna ñu denc ko fii ci këram gu mujj ci wetu ay maamam ak ay waajuram mbooloo mi takku woon lool tout tànk yi ndongol daara yi ba ci sax ñi nga xamante ni sax ci diwaan yu bëri la ñu jóge rawatina ci Tiwaawan dikkoon doon ko sargal ci liggéey bu am solo bi nga xamante ni def na ko ci biir Njaasaan daanaka seede yi benn la. Alxaaji Mouhamadou Mabou nag dafa nekkoon koo xam ne kii ku yaataloon na ba nga xam ni fa tabaarakallaa fu mu gis doomu soxna daf lay jox cëram lool képp koo xam ne kii ñëw nga ñu ne ko kii ci kër sàngam la bokk noonu la mel waaye yemul woon ci ñooñu rek moom taalibeek surgaak ñëpp la yemale woon amul yitte lool fa tabaarakallaahu. kii dem tey nag bokkoon ci koo xam ne ku amoon solo la ci lislam bi bokkoon koo xam ne ci ñi daan taxawaayu di defare moom yitteem yëpp mooy suñu borom moo ko bindoon mu nekkoon nit ku am solo nekkoon ku bari sak waaye nekkoon nit ku am njëriñ. askanu Njaasaan ñoom ñëpp di rafetlu mission bi nga xamante ne amaloon na ko fii ci Njaasaan ndaxte nee nañ lépp loo xamante ne jëm na ci wàllu ay infrastructure maam bu Mamadou Kunta taxaw na ci yéenam moo doon yeesalaat Njaasaan. ayam neex na lool sax
moo ñu tabaxal jumaa ji moo ñu tabaxal kër mag moom moo ñu tabaxal tànt bi yokku na Njaasaan ku baax la. bi ñu ko dencee ba pare kii di imaamu Njaasaan bi biral na ne ñaan ak juróom-ñetti fan yi de jàpp nañ ko dimanche laataa boobu de njiiti réew mi président Macky Sall ñu ngi koy xaarandi ci bëccëg gi fii ci Njaasaan. ñu dem ba ca diwaanu Kédougou wax ci mbiru or bi doxantu ba fi ñuy duppee jaaxaling foofe nag ay at a ngi daanaka dañ ko tëj laaj bi samp ndax nguur gi lañ koy delloo wala sax ñi nga xam ne ñoo fa daan doole ci loolu nag gannaaw ba fa ñetti nit ñàkkee seen bakkan ak léegi ñuy fàttali ne atum 2015 jàpp 2018 waa Sabodala Gold Corporation ñoo fa nekkoon di liggéey wante jamono ji nag kenn jotu ko ñu teewlu liggéey bi ci Mame Birame Diouf ànd ci ak Jafara Ba. di ay liggéey yoo xam ne nag ñu ngi koy amal te teguwul ci yoon di wut or ci bërëb bi nekk ci extension Gora site bi nag ñu tëj ko sax waaye yéex lool ngir ñu jël ci lépp luy matukaay moonte réunion yu bëri amal nañu ko ak ñëpp ñu mu soxal ngir aar bërëb bi ndax am na ab comité de suivi buñ ci taxawal. bërëb la boo xam ni bërëbu exploitation de l'or Sabodala noo fay gas dafay génne wurus bokk na ci seen permis bi leen jox mu tudd permis Sabodala donc bu ñu fa liggéeyee ba liggéey bi jeex yoon dafa tëral ni danoo war a fexe nun ko defaraatee ba mu mucc ay ba benn coono ba benn jafe-jafe dafa am ci wàllu gàncax bi ci wàllu doomu aadama yi ak ci wàllu jur gi ak ci lépp. ba ñu ko tëjee miin ba ak léegi xam nga yàgg na mën naa wax ni parce que léegi mu def at te déggu leen fa benn coow boo xam mu jëm ci noonu mais xam nga ñiy liggéey ci wàllu wurus yi te amuñu autorisation dañuy faral di dem foo xam ne leen koy aaye te suñ fay dem it dañ fay dem anam boo xam ni ba waxtu woo xam ni kenn du ko yëg tey jii ba li xew mën a am. comité régional gi ñu taxawal ngir xalaat kon ci naka la ñuy amalee yeesal gi ci site orpaillage bi di Jaxaliñ war a kon nas lépp loo xam ne rek jëm na ci aar bërëb bi. bërëb boobu bërëbu Sabodala la ndax seen permis bi ca la nekk suuf si leen nguur gi jox ñuy liggéey ca la nekk te bala nu kaa jëbalaat réew mi jëbalaat ko nguurum Sénégal ak askan bi am na lu leen war gi mooy nu jéem a fexe lépp loo xam ne ci wàllu environnement la ci wàllu aar bërëb ba aar doomu aadama yi ñu def ko. donc loolu ci la ñuy liggéey te am na ay waxtaan yoo xam ni noo ngi koy def diggante nguur gi diggante askan wi ak société bi pour jéem a xool nu ñu ko mën a defee parce que du question ay nit rek parce que kàmb gu mel noonu day am ndox te ndox mi mën naa nekk bërëb boo xam ne ay xale mën nañoo jóge seen dëkk ni dañuy dem foofu di jéem a sangook def lu kenn xamul mën naa am ay juri fay ne ak leneen mën na cee juddee donc loolu lépp kaaraange la war laaj ak taxaw bu mat sëkk goo xam ne nguur da koy taxaw ak société bi ak askan bi. accident yi di bëri lool ci bërëb yu ni mel ñu fiy seet or ci anam yu teguwul ak yoon bakkan di ciy faral di des laaj kon ñu jël matuwaay yu mat sëkk ngir di gën a surveiller bërëb yi. ñu des fii ci Ndakaaru dem ba ca université Cheikh Anta Diop de Dakar foofee nag ndongo yi féete ci faculté des lettres et des sciences humaines ñoom li ñu bëgg rek mooy ñu jàppale leen ngir ñu mën a ubbi campus bi. gis nañ ne jamono ji ñenn ci ñoom li ñuy dund metti na lool loolee sax dañ ci joxoñ baaraam tuuma waa COUD rek ñu gis ne saxuwuñu li nga xamante ne moom la ñu dëxañoon ci kayit yi ba tax na rek ñuy sàkku ci kilifa yi ñu wollu leen ndax jamono ji xaw na tar ci seen côté Kumba Amalou andi ci ak Thierno Laurent Mendy. étudiants yi nekk ci faculté de lettres ak sciences humaines ñooy sàkku ci COUD ñu tijji lii di campus social bi. et bi ñu doon tëj campus bi ñoom autorité COUD yi lu ñu waxoon mooy que ni. incha allahu rabi le 2 dinañ tijji campus social bi tey nous sommes le 5 novembre et le 2 boobu bu ñu demee dañu waxoon le 5 le 3 man jël naa sama tànk ñëw fii ci direction COUD gis ça mais lu mu ma wax à ma grande surprise mooy moom sax en tant que autorité compétente nekkatul en mesure wax ma kañ mooy date exacte bu ñu war a tijji campus social. yooyu étudiant jàpp ni waa COUD la ñu digle woon ak ñoom defuñu ko ba tax ñuy artu. lu ñu bëgg mooy ñu tijji campus bi te pour loolu nag dañ leen di jox benn délai bu gàtt maanaam tey dañoo woo leen yéen ñii di waa presse bi pour wax ak askan wi pour may leen nopp suba àllarba bu dara amul ñëpp dinañu dégg. ñii di waa COUD jàpp ni étudiants yi ñu ngi ci dëgg ñu xam le ni rek waxtu ubbi bile campus jotagul. bu ñu nee ubbi cité universitaire du ñëw rek ubbil ay néeg étudiants yi ne leen dem leen duggi du loolu kese ñu bëri dañuy jàpp ne loolu kese la mais loolu dafa am lu muy àndal étudiants yi bu ñu leen ubbalee néeg yi il faut ñu bale cité bi il faut seeni néeg ñu leen koy baleel il faut duus yi ñu koy toppatoo il faut également ñu jox leen ñu lekk ba pare di leen faj. loolu yëpp bi ñu ko xaymaa jàpp nañ ni ci li ñu yor ñun fii mënaguñu ubbi.
étudiants yi nag fas yéene wuñu dellu gannaaw benn yoon ñii di waa COUD nag ne ñoom ubbi nañu seeni bunt ngir waxtaan. Kumba Amadou du étudiants yi rek ñoo mere ñi nga xamante ñoo waaye COUD waaye liggéeykat yi tamit bëri na ci ñoo xam ne kontaanuñu ci seen kuréel boobu li ko waral nag ñoom gis nañ ne permanent yi moom daanaka seen salaire chaque fois dafay tardé bu dee ñi nga xam ne rek ñooy travailleur kii nag temporaire ñoom dinañ toog lu toll ci ñetti weer duñ jot seen payoor ba tax na rek ñuy sàkku ci kilifa yi rawatina ñi nga xam ne rek ñoo jiite COUD ñu xoolaat mbir mi bu ñu fekkente ne rek dañu bëgg liggéey bi dox bu baax ñu teelu leen ci micro Kumba Amar la. ku liggéey ba weer dee code du travail dane le 8 inclus fayuñu la nu toog mois dernier ba le 18 kenn fayu la war ngaa mën a yëngatu nag li xew ci COUD nag ñëpp xam nañ ko Sénégal yëpp xam nañ ko nit ñaa ngi fi nekk di fay seen luyaas weer bi dee koo wax ne fayekuuma ba le 18 du ko mës a gëm. loo tax ñu woo leen nag yéen média yi. ñu dem fële ca Diamniadio wax ci forum bi ñu jagleel wàllu jàmm ak dal ci réew mi wala sax kaaraange loole nag ñu amal ko fii ci Ndakaaru ci teewaayu njiitu réew mi Macky Sall ak ñi nga xamante ne rek mooy président Adama Barrow ñu sukkandiku ci loolu rek ngir wax ne faw ñu booloo li nga xamante ne dañu bëgg a xeex lépp lu aju ci wàllu criminalité wala sax terrorisme pour fekkente ne rek dañu bëgg. seen taxawaay gën a mucc ayib Alassane Ba andi ci ak Mar Dieng. bu ñu waxee jàmm ci Afrique ci boppam moo ci mën a taxaw def ko mu di ngëm-ngëmu ministre français mi yor wàllum armée di Florence Parly mën nañu wax ne door na juróomeelu édition forum international de Dakar jëm ci wàllum kaaraange ak jàmm fii ci Afrique mu nekk occasion itam fàttali défi yi nga xamante ni moom la ñu war a taxaw ngir relever ko ñu gis ne. faw ñu boole seen doole kaaraange ak développement mën a am ngir ñu créer jàmm bi nga xamante ni day sax dàkk. La France est engagée dans la lutte contre le terrorisme sur le continent africain. Elle l'est militairement avec l'opération Barkhane qui a porté des coups victorieux contre les terroristes. Mais en tant que ministre des Armées, je suis la première convaincue que si cette action militaire ne trouve pas de relais dans le domaine du développement, dans le retour des services de l'État, elle ne peut être qu'une goutte d'eau versée sur le sable du désert. bu ñu sukkandikoo ci président Macky Sall jàmm ak kaaraange nekk na li nga xamante ni dafa soxal réew yëpp mu ngi sàkku ci loolu sax réewu Afrique yi gën a jekkalaat taxawaay gi ngir fexe nag ba jaamarloog defkatu ñaawteef yi. J'insiste là-dessus, il faut que nos États restent forts et résilients, à la fois dans leur capacité de dissuasion, de prévention et surtout de réaction. Nos États doivent rester forts et résilients parce que quand l'État est affaibli, il perd sa fonction protectrice. La confiance de ses populations et celle de ses partenaires. De plus, tout ce qui fragilise l'État et ses institutions accroît en même temps les risques de rupture de la paix. ab invité d'honneur ci édition bi ni mel. Dekado jàmm moo si gën. ci diirub ñaari fan nag ay experts war a andi seen xalaat proposer ay recommandations ci thème bi ñu duppee paix et sécurité en Afrique enjeu de stabilité de développement durable kii di Florence Parly nag li mu sàkku mooy ñu fexe nag andi njàppandal ci Union africaine ci action yi nga xamante ni mu ngi koy amal ngir fexe nag ba jàmm am ci réew yëpp. Alsaan ci jàmm jooje la ñu des sax wax ci li ñu duppee cybercriminalité du xeetu ñaawteef yi ñuy jaaral ci xarala yu yees yi loolu nag njiitu réew mi àdduna jëmale ni ci mel ne faw ñu xeex ko ndax baaxul ci benn askan. ci loolu nag nguuru Sénégal jël na dogal tabax benn école nationale buy xeex lépp lu aju ci cybercriminalité ñu koy duppee cybersécurité ci loolu nag njiitu réew mi ñëwaat na ci li waral boobule dogal Alassane Ba Mar Dieng. On est toujours très sensible lorsqu'on parle de la liberté, surtout sur le net. su ñuy wax wàllu liberté daanaka dañuy daal di sensible rawatina nag liberté bi nekk ci biir net bi tey jii li ñu war a nemmeeku mooy ni risque yi mu ngi fii
rawatina nag ci cybernétique loolu nag dañ ko war a càmbar bu baax daal di ko surveiller te waxtaan ji moom dañ ko war a waxtaanee te duñ nëbb dara ndaxte cybercriminalité bi dafa nekk arme boo xamante ni mën na lor addina bi yëpp yàq société bi tamit wante lii di ubbite école cybercriminalité bi nga xamante ni dina tàggat ay experts loolu lu ma rafetlu la suñuy doole nag ak pas-pas bi nga xamante ni ñoo ngi koy def ci wàllu xeex lii di cybercriminalité buñ ci deful lu war day naax saay. Sans un développement durable, inclusif et équitable. ñu desandeek xew-xew boobu nag njiitu réew mi sukkandiku ci li ne mel ngir ne mënul comprendre ca diwaanu Mali lu ëpp fukki junniy casque bleu teew foofee rek ci opération ba Barkhane te ba léegi ñu fay nemee ko ay jafe-jafe ñu ne nag foofu ñu xoolaat taxawaay bi bu ko defee rek seen teewaay mën a fës foofee ñu teewlu ko ci micro Alassane Ba tënk Adiatal. C'est dire que lorsque les troupes des Nations Unies sont réduites à rester dans les camps et bu dee dañuy jël ay takk der rek bàyyi leen ci cantonnement yi di xaar dogal bu jógee New York te booba fekk malfaiteurs yi ñoom ñoo ngi def seeni njombe jot na nag ñu jéem a xoolaat li nga xamante ne mooy mission troupe ONU yi ndaxte lii di wàllu jàmm dañ ko war a saxal objectif forum bi mooy lépp loo xam ne tabu la fii te lu mën a indi jàmm ci réew Afrique yi dañ ko war a waxtaanee man mënuma nangu ne ñu yor lu toll ci 10 000 casques bleus ci Mali te ba tey ñii di def seeni njombe di continuer di ko wéyal logiqueul dafa am yoo xamante ni dañ ko war a càmbaraat bu baax boo xoolee lu mel ni RCA ak Congo ONU mu ngi foofu lu toll ci juróom benn fukki at loolu nag jaatuwul. Au Congo, il y a un problème depuis 70 ans. wax ci tàggat yaram wax ci football ak Ligue 1 première journée bi ñu football ko fii ci Sénégal samedi bi jàpp dimanche loolu nekk ca diwaanu Tëngéej moom waa Tëngéej FC baax jàpp waa Dakar Sacré-Cœur wuli leen wuli yu métti ñetti bal ci dara waa Génération Foot ñoom dañu fësal seen taxawaay rek jaraaf bi nga xam ne moo nekkoon champion ci championnat ba li génn rek moom dafa tembo ci jamono jooje nag waa US Gorée nga xam ne dañu ñëwaat ci Ligue 1 yi rek ñoom mel ni daal seen taxawaay fas nañ ko yéene mu def ni mu gën a rafete ci loolu nag dinañ ci ñëwaat ci njàngat yi nga xamante ne Cheikh Sadibou Diarra ñëw na ci xibaaru nasaraan ñu dem ba ca diwaanu Tëngéej foofee nag ñi nga xam ne ñooy ñaari tali ñoo fekk woon Samba Linguère yi foofee nag ndam demul ndam dikkul kenn ku nekk da nga dugal benn but mu nekkoon xew-xew bu am solo ñu teewlu ñaari entraîneurs yi ci micro Seyni Diop. alhamdulilah parce que boo amee ñëpp doon wut te doon wut ñaari tali di wut yàlla ñu séddoo ko du ma def lu dul ndokkeel sama ay joueurs ak encouragé équipe ñaari tali di wax ni jaajëfal sama joueurs yi parce que wane nañu njàmbaarte ak sawarte bon mais résultat moom yàlla moo ko yor da ngay def li nga am après bu la yàlla joxee nga sant ko te jàpp si. tant que maa ngi am terrain bu baax rek mën naa gagner match donc mais déplacement la un point la boo xam ne duñ ko sànni dañ koy jël donc dañ koy nangu match la boo xam ne bu neex la am na rythme malgré muy début championnat bi préparation yu difficile ak changement date yeeg yooyu mais ñaari équipe la loo xam ni bon bu ñu continuer nii daañu am dara ci championnat bi. ñu wax ci mbiru làmb ministre bi ñu dénk lépp lu aju ci wàllu tàggat yaram Matar Ban moom muy xamle ne rek fédération sénégalaise de lutte moom du léegi foofu ñu taaxirlu bi ci kanam loolu di fësal rek ne lii di CNG bi moom day wéy liggéeyam muy xamle rek ne ñi fay nekk moo leen fay teg tey sàkku rek ci ñi nga xam ne ñoo fay yëngu ci wàllu làmb ji maanaam ñi nga xam ne ñooy bëre ñu bëre ñi nga xam ne ñooy organiser combat yi nag gën a fësal seen taxawaay bu ko defee rek kenn du ci am ay jafe-jafe ñu teewlu ko ci micro Pape Fara Ñing àndi ci ak Jaafara Ba. ci proposition yi 15% ba 10% nit ñi jóge nañ 15 di ko proposer 10% ba 5% li ci des maa ngi koy liggéey bu paree dinañu ko tas nit ñi xam ci ban fànn la ñuy dagg pour mu woyofal yëf yi mbër yi. il faut mu am charte yuy tax nit ñi tënku ci sport loolu mënut a ñàkk à la kuliyalin mais
bu njëkk aussi da nga daan gis mbër mu ñu dóor sax daanaka sax xam naa dañ koy xërtal mu arrière génn saako yi ñu dagg ko tudde ko sortie délibérée gars yi nag nee nañ loolu dafa yomb dañoo war xaar 3 fois wala plusieurs fois balaa ñu koy considérer comme sortie délibérée loolu yëpp dinañ ko xool répondre positivement ci proposition yi nga xam day soulager mbër yi lenn rek laa ne te yàgg naa koy wax mbiri CNG kan a fi nekk kan moo fi dul nekk loolu mbiri ministre des sports la ak autorités yi ko yore dinañu dénk li ñu bëgg làmb ji ay nit ñi ñu ko war a dénk mais ñi war a bëri nañ bëri ji ñi war a organiser. mu nekkoon ministre Matar Ba ci micro Pape Fara ñi ngi mbokk yi fi la ñuy yemale ak yéen di leen jaajëfal ci teewlu beeg safo bi ci kanam tuuti Sara Cissé dina fi teew tënkal leen xibaar yi ci nasaraan jërë ngeen jëf.